Assalamualaikum mbokki Tambacounda fi ngeen ma gis nii damay dalal sama benn xarit Fatou dama bëri buzz nag moo tax ma daal di koy introsé Fatou nag Fatou dama bëgg ñu waxtaan Fatou nuyu naa la. fay naa la am nga si loolu ne. maa ngi ci jàmm bu baax. mais Fatou tey actualité bi ma demee fële dañ ma ne Tamba xale jigéen yi saytuñu gars yi yàgg nañ ma wax lu xew ba moo tax yéen léegi nu mu demee noonu. Avant tout merci beaucoup ci invitation bi ak ci dalal bi di naan maa ngi nuyu ñëpp képp ku ñuy seetaan di góor di jigéen. di leen naan aussi cawarte la ma tontu ci sa réponse bi nii parce que on a constaté que y a beaucoup de divorces et non mariage aussi parce que tu sais am gis nga sëy dëgg moo ko lal yàlla dafa ne boo naree dem bay sëy ak nit sëyal ak moom ci dëgg ak ci li nga am nga dugg ci moom maanaam lépp tourne autour de la vérité da ngay gis tey góor mën na la gëmloo wóoluloo la ba nga dugg ci après li yàlla xam doy na y a beaucoup de déception. mais loolu tax xale jigéen seen génération la lañu sëy lu mu ne noonu ngeen dugg rek même pas benn 1 an am na ñoo xam ne ku si gën a yàgg rek du dépasser 1 an quoi. En fait je vais prendre exemple wala xale sur moi. góor Non c'est pas question de xale góor en fait. Je vais prendre exemple sur moi parce que je suis femme divorcée. sëy naa sëy bi yàggul wax dëgg fa yàlla ni ma fa duggee noonu laa fa génnee parce que. gis nga l'islam mën na nangu nga takk nit ci fen mais mënoo ko yor ci fen. C'est ça te la plupart loolu la maanaam góor yi dañ lay gëmloo ni que ni yor naa lii am naa lii respect bi tout ça te une fois 16 heures li yàlla xam doy na ay maltraitance ay dóore ay saaga te jigéen moom wax dëgg fa yàlla xool suñu yaram lii mérité wuñu ay dóore mais est-ce que dañoo ñëw choisir parce que am na jigéen yoo xam ne dañu ne man du ma jógee si zeng nga war maa dugal xam nga dama jógee si terrasse nga may dugal si zeng. loolu yëpp ci commencement bi la parce que tey mën nga fekk xale bu jigéen boo xamante ne moo ngi ci R+4 et que am na ni ngay mel am na ni ngay simple am na ni ngay dëggoo am na maanaam am na ni ngay def de telle sorte que cofelam ci moom dootul xoolati moom ci étage la nekk wala ci zang lay dem non non c'est l'amour qui compte et de nos jours pour que nga am amour boobu noonu il faut qu'il y ait de la sincérité et quand on parle de sincérité moom li yàlla xam doy na ci côté góor yi je ne dirais pas tout le monde quand même mais tey su ma leen nga choisir bawol yi wala nga choisir njàmbur wala Saloum tey su ma leen nekk ñan ngay seel tey bawol yi c'est pas pour vous vexer mais le seul truc mooy que man déjà j'aime pas vivre avec koo xamante ne nekkul sama wet te bawol yi ñëpp xam nañ ni dañuy daan seen doole dañuy génn tout le temps ñoom absence familiale absence day jouer 100% c'est ça mais ak loo munti wut xaalis gis nga éducation aussi dafa baax y a certains des enfants yoo xamante ne éducation moo leen manqué amuñu yar amuñu teggi li yàlla xam doy na parce que tey du yaay moo mën a yar du yaay kese mooy joxe yar papa aussi war na ci bokk raison pour laquelle man moom wax dëgg fa yàlla bawol moom j'y mets croix. léegi yow léegi jox naa la Saloum yi nag Saloum yi wala ñaamur. Bon lu ma yàlla jox daal ma jël. l'importance mooy que bëgg naa am jëkkër ju baax jëkkër joo xamante ni mérité na ma. jëkkër joo xamante ni xam na sama valeur te dina nangu li yàlla digal ci néegu sëy. voilà. mais farantu bu métti bi nag xale jigéen ñi ci nekk ci dëgg. farantu bi d'habitude da ngay dégg mère yi di naan. sa jëkkër bu bon moo gën sa far bu baax. mais c'est pas en fait mën nga daje góor boo xamante ni macha allah. mën na la bëgg yërëm la teg la foo xamante ni wallaahi azim sa ex jëkkër comme man. mais yéen dama gis xale jigéen ñu bëri far am na yaa ma gën a xam. dagale gauche yàggali droit man moom yóbbante bu ma am na jigéen yoo xam ne nañ ma ne nañ bàyyi seen jëkkër yi yóbbante la de. ñu bàyyi seen jëkkër yi nañ bàyyi seen jëkkër yi. gars yi am na man gis naa célibataire yoo xam ne ñoom nee nañ bëgguñu jigéen bëgguñu maanaam homme célibataire ñoom marié rek la ñuy andi. c'est normal parce que tey. la ñu choisir marié xam lu tax tey man j'ai une fois été avec un homme marié donc tey pour nga nekk ak homme marié bon c'est pas tous les hommes mariés mais am na homme marié yoo xamante ni ni nga leen di gisee ni ñuy toppatoo seen jabar da ngay sawar a nekk ak ñoom parce que man wax dëgg fa yàlla góor bu toppatoo aawam moom damay sawar a dugg si yow. wax dëgg fa yàlla est-ce que yow tey di nga nangu sa jëkkër mu daal di. non mais il a droit à 4 femmes man bëgguma wujjee wax dëgg fa yàlla. loolu je l'ai toujours dit du ma wujjee bëgguma wujjee. mais su ma yàlla mayee aussi ma nekk ñaareel wala ma nekk aaw mu may ma ñaareel bu baax bu ñëw ci kër gi xam na ni man maay aawam. et que ñu bokk maanaam loolu yëpp ci góor bi la maanaam góor mooy féewale des fois nga gis góor boo xamante ni aawam bi li yàlla xam doy na. dee na ci moom sonal na boppam ci moom am fu mu ko teg yëkkati ko ñoom ñaar depuis petit ba grand mu indi ñaareel rek fàtte aawam.
c'est ça qui amène des polémiques à la maison. parfois da nga gis aaw yoo xam ne ay jonge ñu tamit ñaaral ñëw mu gën leen jóge loolu yëpp mën na loolu moom wax dëgg fa yàlla moom fi nooy rek la bëgg xam nga góor yi yàlla xam doy na mais l'importance mooy que sëy dafa doy waar sëy néegu sëy mais la wax si dafa fen doy waar. góor yi fen takk jigéen Je vais dire stop aux menteurs quand même parce que tas yaakaar baaxul te yàlla ne ku tas ku tas yaakaaru sa moromu doomu aadama dama la koy fay donc éviter de beaucoup de mensonges. góor yi dañuy fen léegi dañoo bëri ñoo mën a fen da ngeen di fen rek da ngeen di fen ba takk fen ba divorcé. comme góor la bu wax góor yi dañ lay fen ba takk la. am na góor yi fen ba takk barke Seydina Mohamed xam naa ci dara dañuy fen ba takk. Je suis vraiment désolée c'est pas tous les hommes mais am na góor yoo xamante ne dañuy duul maa moom lii ma am na benn exemple bu amoon Kédougou le gars avait dit que moom benn kenkaari bu ngand bu nekk Tamba fi stop noonu mais après bu mu takkee xale bu jigéen bi mu xamee ne xale bu góor bi benn pukus la yore mère garde tu vois tout ça elle a divorcé. Ah bon parce que da koo fen mais xëy na da koo nëbbatu mbéy xam nga des fois fen nëbbatu moo gën quoi. mais il faut toujours sóoraale kii bi quoi nu mu tuddati sax ni ñu koy waxatee sax dëgg. gis nga fen mën na defar comme mën na yàq mais man je préfère dëgg en fait je préfère ñu may wax dëgg mu neex mu nakari ñu may wax dëgg ça. mais ça dépend nante yi quoi mais lay wax léegi mais nañ wax si côté emploi jigéen ñi fii Tamba loo gis xëyu ndaw yi dafa xaw a métti si côté jigéen ñi. loolu dama ci sawar a wax trop parce que j'ai vu que yenn jigéen ñi bëgg ñoo liggéey wax dëgg fa yàlla. ah non c'est lié à quoi. am na ñoo xamante ne bëgg nañ la vie simple la vie de luxe alors que yow boo ndekkee doo añ boo añee doo reer chaque jour dama koy wax sama WhatsApp liggéey dafa baax y compris man mënoon naa ne maa ngi jóge ci famille bu rëy famille bu baax donc du ma liggéey mais terewul maa ngi liggéey maa ngi daan sama doole c'est vrai que góor lu mu la munti defaral yow nga defaral sa bopp dara dàq ko gis naa aussi ay jàmbaar ay jigéen yuy fajaru di xëy comme waa UCG. waa mairie bi tu vois am jigéen yoo xam ne tamit argent facile bi yomb na dem si góor léegi-léeg mu may la 100 000 500 000. oui mais ça ne va pas continuer c'est ça qui cause beaucoup de divorces aussi parce que boo tàmmee vie bu neex bi après da ngay dem voilà après da ngay dem ba affaire bi da lay sonnal ba boo duggee ci mariage sa vie de luxe bi nga tàmm noonu da ngay bëgg a rata moo tax ñeneen dañuy am jëkkër am fara c'est juste ça. parce que njëlbeen bala. maanaam du ñu am lu leen doylu quoi. doylu dafa baax doylu surtout doylu dafa baax moo tax lépp mën a éducation la rek. fii j'ai constaté ici samedi billahi sama xol day dagg samedi bi surtout ay côté minuit 23h tu ne vois que des mineurs. ci kaw tali bi côté yi nii sax da ngay gis mineurs yi di toog ci baax yi ak seen fari wala ak seen gal yi c'est du n'importe quoi des fois bu ma demee di dimbal ay nit pour côté ramasse ay mineurs kese laay fekk ñu jàpp ça veut dire que seen parents yi amuñu contrôle ci ñoom. lépp ci éducation bi la maanaam sa doom boo ko jàngalee. il y a trop de liberté avec téléphone yi. il y a trop de liberté téléphone yi. man ma wax dëgg fa yàlla à l'âge de 18 ans laa am téléphone man pour dire la vérité sama yaay musul nag ma am téléphone moo tax bi ma amee téléphone j'ai changé. ça veut dire que téléphone day changé lu bëri téléphone moo yàq léegi réew mi yàq na lu bëri parce que tax na ba ay bagages di génn ay vocal di génn. la ma defi di génn ah. bëgg ma ci jaar quoi. ok mais Baye Mbaye la. waaw léegi nag dama lay may nga tàggatu. je dis merci avant tout. ci sa invitation bi di naan jigéen yi ak góor yi ñun ñaan ñëpp a yem parce que jigéen mën na fen góor comme góor mën na fen jigéen. di naan nit booy dugg ci nit dugg ci moom te yàlla rek a tax nga dugg ci fulla ak fayda xam li nga bëgg. Tu vois, et être ambitieux ça ne veut pas dire que tu vas dépendre des autres mais nga dépendre ci sa bopp xam nga di xëy di gont liggéey dafa baax ci doomu aadama surtout ma jigéen jamono bu ñu toll nii dëkk bi dëgër na dëggaraay boo xamante ni liggéey rek moo la ci mën a génnee voilà. c'est ça loolu laa amoon comme conseil. boobu tey gis ngeen ne Fatou laa dalal mu nekk jeune entrepreneur nekk fii Tambacounda di liggéey moo tax ma dalal ko ñu waxtaan tuuti ci actualité des fois tam ñu waxtaan tamit ci xëyu ndaw yi mais kontaan naa trop. maa ngi kontaan. Aliou Baye. Merci beaucoup.